Ami internet Thiès Info salaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu amaan mbégte dellusiwaat ak yéen seen émission le débat politique tey nag on a le plaisir di dalal Abdou Gning membre du Haut Conseil des collectivités territoriales nekk également le président du mouvement Takku Falaat Macky Sall muy TFM nekk nag doomu Thiénaba moom la ñu dalal tey suñu débat politique président maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax monsieur Ly di rafetlu aussi invitation bi ngeen ma def. di nuyu ñiy seetaan internet yëpp di nuyu waa Thiénaba di nuyu waa Thiès di nuyu itam suñu xalifa Cheikh Ahmed Tidiane Seck bi nga xamante ni mooy xalif général du Thiénaba. alors président dañuy dugg rek ci waxtaan bi tàmbale ko ci actualité gis ngeen nag li xewoon démb Ndakaaru mu ñeel inauguration Massalikul Jinaan retrouvailles des libéraux président Abdoulaye Wade ak Macky Sall lan moo si sa impression bu njëkk. xanaa di ko rafetlu bu baax a baax di rafetlu retrouvaille bi di rafetlu fañ ko defee itam ci kanam kilifa yi ñu ko def di rafetlu dépassement bi nga xamante ni ñoom ñaar di président Macky Sall ak président Abdoulaye Wade am nañ ko jox cër xalif généralu Touba sëñ Mountakha Mbacké ak daan ñëpp ñi nga xamante ni ay kilifay diine lañ nekkoon fa ak sénégalais ya fa nekkoon. cër bi ñu leen jox ba ku nekk bàyyi la nga jàppan joxante loxo ñu dellu président Macky Sall jël duggal ko ci otoom ñu àndandoo dem président Ablaye Wade loolu dañ koy rafetlu ndax it ñun xam nañu Macky Sall temps bi mu daan ànd ak président Ablaye Wade booba temps moo nekkoon premier ministre am yore woon campagne législative am loolu yëpp ñu ko daan ànd ak moom kon bu ñu delloo libéral famille libérale retrouvé wu di APR ak PDS dañ koy rafetlu bu baax a baax di ñaan yàlla na loolu yàgg yàlla na loolu dëgër yàlla na njareem ñuy Sénégal yëpp jóge ci gis-gis boobu ndax président Ablaye Wade di nekk na koo xamante ni ku liggéeyal Sénégal la ànd ak moom jox ko njukkal du def lu dul rek rafetal Sénégal. Idrissa Seck ñu ko bari ni ñu koy waxee xëy na waxtaan bi li ci tukkee mooy amnistie Karim Meïssa Wade ba mun a dellusiwaat ci réew mi ndax bokk nga ak avis ñi nga xam ne ñooy xalaat loolu. waaw non man li may xalaat mooy lu baax itam ci président Idrissa Seck lay doon ndax lu baax ci Sénégal gi yëpp baax na ci le premier ministre ou président Idrissa Seck il était politiquement moom moo ëppale pour le moment ci élection yi passé résultat après président Macky Sall donc am na ay nit yoo xamante ni même bu fekkente ne PDS dañ ko génnewoon fële président Idrissa Seck am na ay nitam kon nag retrouvaille bi daan ñun liñ ci gis mooy le dépasser la personne dañ cee gis intérêt Sénégal comme ni ko xalif général bi wax kon nag intérêt Sénégal bi mooy primer intérêt personnel bi moo tax daan ñun ñu rafetlu bu baax ñoom ñaar seen àndandoo mbooloo mi nekk ak président Macky Sall nekk ak président Ablaye Wade boo leen boolee mooy ëpp mbooloo mi nekk ak président Idriss Seck donc liñ ciy def rek mooy rafetlu ko léegi nag analyse politique individuelle yooyu yi ci des yëpp nag duñ mën a xuus ci biir ndax xëy na président Idriss Seck xam moom mën a waxal boppam la ko ca arrangé ak la ko ca arrangé wut waaye ñun daan suñ gis-gis mooy lu rafet la lu baax la lu ñu séntu woon la lu ñu kontaan la luy jëriñ Sénégal gi yëpp lay doon ndax majorité Sénégal lay jëriñ ca ñun majorité bi moo ñu prime importé. parenthèse la woon xëy na ci waxtaan yi mbokk internet ñu ñuy suivre ñu fàttali ne Abdou Gning membre du Haut Conseil des collectivités territoriales moom la ñu dalal ci waxtaan bi président ñu dikk rek ci sa ndorteel ci wàllu politique nekkoon nga xëy na PCR bu Thiénaba tey nag nga jóge fa nekk nag ci gouvernement bi ñu tabb la ci Haut Conseil des collectivités territoriales tey boo ñu doon wax ca tàmbali ci wàllu politique lan nga ñu si mun a wax. sama tàmbali ci wàllu politique mi ngi tàmbalee ay 2002 réellement bi nga xamante ni def nañ ma président délégation spéciale mairie Cambérène président Ablaye Wade temps yooyu moo fi nekk président def délégation booba nekkuma ci benn parti dama doon militer nii rek nekk professeur nag nekk un cadre ñiy def délégation spéciale
choisir ma parmi les cadres de Cambérène de la commune de Cambérène ma diriger délégation spéciale bi mais na ma ko doon diriger ak na nga xamante ni noonu la baaxee ca it na nga xamante ni noonu laa yore woon Cambérène di lu approchement ak Thiénaba tax kilifay Thiénaba yi nga xamante ni ñoo fa nekkoon à l'époque ñoom itam ba ma pare ñu woo ma ni ma nag dañoo bëgg nga jege ñu ndax gis nañu li nga def Cambérène te ñun ñoo ca Cambérène ñoo bokk aw yoon kon nag dañoo bëgg nga jege ñu jàppaleñ ci Thiénaba. 2002 waaw 2002 léegi nag ma dem ba ay 2006 2007 ma commencé def ay mouvement di def ay action sociale parce que je suis aussi expert maritime action sociale yi ma doon def di jàppale famille yi di jàppale jeunesse yi di jàppale daayira yi di jàppale daara yi tax na ma am ay nit ñu bëri nag ñooñu nag ñoo ma porté woon bi ñuy def élection 2009 ma nekk seen candidat jël président conseil rural yu Thiénaba ndax mbooloo moom ma nekkoon à partir mbooloo moomu nag ma nekkoon nekk président conseil rural Thiénaba laa continué woon nag ànd nag léegi nag ak président Ablaye Wade ndax xalif général u Thiénaba moom moo nekkoon sama papa moom laa àndal ba léegi moo ma xëcc yóbbu ma teg ma ci loxol président Ablaye Wade bi nga xamante ni itam président Ablaye Wade yàlla def na jóge na fi président Macky Sall ñëw xalif général bi itam ñaanal président Macky Sall jël ma it teg ci kaw loxol président Macky Sall donc man taalibeb Thiénaba laa taalibeb Cheikh xalif général u Thiénaba laa fi nga xamante ni foofu la may guidé mu baax ci Thiénaba mu yore ko samay baay ak man itam ak itam ci famille libérale parce que toujours président Macky Sall dafa nekk ci famille libérale donc sotti ci ak def la ànd ak nekk APR nekk président Macky Sall wala nga nekk ak président Ablaye Wade lépp libéralisme la woote tey bi joxante loxo tey démb bi barki démb bi ci àjjuma ji wane na ko moo tax nag ñu kontaan ci lool sawar lool continuer nag di ànd ak président Macky Sall ndax ci moom la ñu loxol xalif général bi teg ci moom itam la ñu nekkee woon président conseil rural yor ko ba ni mu jeexale mu jàppale ñu taxawal ñu teelul ma nekkoon na aussi coordonnateur APR ci élection présidentielle yi élection législative yi élection locale yi aussi ma nekkoon coordonnateur APR bu coordonnateur Benno Bokk Yaakaar à Thiénaba loolu yëpp daan tax na maa ngi nekk ak sama ñaari tànk yi benn tànk bi mooy tànkub xalif général bi di tànkub taali bi di tànkub dëkkandoo bi di tànkub ndigal li beneen bi ci des di tànkub président Macky Sall di tànkub APR bi di tànkub ki nga xamante ni moo ma jox ndombal tànk itam ma nekk président ma nekk au conseil des collectivités territoriales. ñu des ci APR des également ci Benno Bokk Yaakaar. ci au niveau de Thiénaba pëccëxoo gi bari na coow li bari na surtout ca diggante ak ka nga xam ne moom moo fa nekk tey le maire de la commune bu Thiénaba. divergence boobu am seen diggante xëy na ŋàññi xëy na gestion bi wala doxalin bi ci wàllu mairie bi. lan mooy andi tension bi ñu nemmeeku sa diggante ak le maire Talla Diagne. bon sama diggante ak le maire Talla Diagne xaj na personnellement individuellement amuñu ay tension mais nag dañoo bokkul gis-gis ni muy diriger man sama politique ak ni ma yore woon président conseil rural ak ni may doxale sur programme lay doon dama naan man Thiénaba lii kat manqué nañ lii kon nag programme numéro 1 par priorité lii la deuxième nii la troisième lii la lépp ñu bind ko muy programme. kon da nga jàpp ne programme boobu xëy na amul ci maire Talla Diagne. gisuma ko de xëy na gisuma président maire Talla Diagne génne programme gisuma mu expliquer programme dégguma ko fenn ca it maa nekkoon président conseil rural ba fa nekk am fa itam 6 conseillers ndax bi ñu defee élection locale moom ak coalition bi mu àndaloon ñoo ëppale majorité am 8 conseillers man ak coalition bi ma àndal ñu topp ci am 6 conseillers ñeneen ñi topp ci ak ay 4 conseillers ñeneen ñi topp ci ay 2 conseillers donc samay conseils ñoo fa nekk lu xew la muy defit dama koy xam maa nekk deuxième après coalition bi ko fal ñi ko doon farit samay conseillers dañoo ànd ci ñii soit ñu ànd ca ñee ànduñu ca waaye lu mu ci mën di doon 6 conseillers après élection locale yii passé moom bu nekkee numéro 2 ak coalition bi mu yore bu nekkee numéro 1 nekk majoritaire man maay nekk numéro 2 ak sama coalition bi ma yore avec les nombres de conseillers ma fa am. kon nag bu ma gisee politique ni muy doxalee àndul gisuma ci benn programme gisuma ci visibilité
damay taxaw maandu. lan ngay ŋàññi ci doxalin bi ci wàllu gestion commune bi xëy na moo ñu préciser ne xëy na ci wàllu doxalin lii ak lii ci yenn fànn yi xëy na sax ñu mën a comprendre. non xam nga ni ma la waxee gisuma visibilité man bi ma dikkee Thiénaba gis naa ne éducation bi sooxe na de 1960 ba 2009 di 50 ans boo ci boole 1960 14 écoles la commune Thiénaba am 14 au total. man bi ma ñëwee 2009 ni nag lii tuuti na ba 2014 di 5 ans def naa fa 7 écoles moitié li ñu def pendant 50 ans nga ñëw loolu mooy éducation. éducation 2014 2019 le maire Talla Diagne xëy na jàpp nga ne. gisuma mu def fa dara man personnellement installé naa 7 écoles avant muy ñëw 14 écoles la fa am ba ma fa jógee léegi benn école amu fa. ten mi ngi sooxe loolu wàllu exemple wàllu éducation rek nga jël ndox ba ma fay ñëw 23 villages yi ñoo fa amoon ndox ba ma fay jógee 24 villages dolli naa ko ci defi forage bi ma fa jógee léegi ya nga xamante ni moom daan gisuma fa benn avancement bu lisible ci déet forage xëy na PUDC dafa def construction forage bi mais deful creuser wul puits bi xam nga construction forage ak creuser ca loolu PUDC nga wax commune bi man dama naan def naa école def naa terrain de football def naa case de santé def naa poste de santé loolu mooy réalisation concrète def marché yoo xamante boo demee teg ci bët ba ma fi jógee léegi gisuma réalisation concrète yu ma mën a teg bët. depuis 2014 2019 président li nga wax c'est doy na waar. waaw bu ma ko gisul itam dama naan gisuma ko man néew ma amul de dama ne gisuma falaa dëkk samay 6 conseillers nga fa waaye gisuma ko gisuma benn école buñ fa tabax. lycée moo tax ma ne gisuma moo tax ma ne ñàkk visibilité ñàkk liggéey googu ñàkk gis luñ def réaliser moo tax bokkuñu gis-gis ci politique. man damay teg programme liggéey ko. lan nga yàpp ne tey moom moo ko andi parce que xëy na yéen ñi fare ci kujje gi au niveau de Thiénaba ñu bari ñu ngi ŋàññ problème mu jàng le maire Talla Diagne est-ce que yow ci ñooñu nga ko classé. waaw xam nga yow bu fekkente ni defoo programme dañ naan defoo programme gisuñu ñu réaliser concrètement dañ naan gisuñu réaliser concrètement léegi nag loi am na nee nañu ku mun la jàngit mën ngaa nekk maire avant loolu amul woon. waaye bi ñuy def élection locale yi passé ku mun la jàng analphabète mën na nekk maire loi ko def ñu accepté ko loi décret ñoo ko def kenn mu fi ne boo ko porté woon plainte ñu la non décret président bi moo accepté ñoo xam la tax ñu accepté ko un analphabète nekk maire kon nag ñun foofu la ñuy yam c'est un fait bu ñu gis la ñu cay analyser daan mooy li ñu mën a teg bët gisuñu lu ñu def d'accorduñ ci luñ mënut a def pendant 5 ans gisuñu visiblement luñ taxawal loolu ñun foofu la ñuy yem ci constat. li ci des nag dañ koy bàyyi ak état bi. tey au niveau de Thiénaba gis nañu jamono ñu génn ñi nga xam ne ñoo fare village yu Ngomène doon génn ñaxtu ci problème mu xëy na 40 hectares yi ñu jàpp ne ñoom seen suuf seen moomeel la te loolee conseil municipal bi jàpp ne également ñoom moomeelu Thiénaba la xëy na nag nit ñu bari nañ lépp ci yow la dooree woon lan nga ñuy leeral ci problème mu 40 hectares yooyu. non Ngomène moom man musuma leen a man nekk naa fa ba jógee musuma délibéré ay 100 hectares joxe ko. problème mu Holding Mbergane ci kan la doore. Holding Mbergane mi ngi doole 400 hectares la woon président conseil rural Talla Seck moo joxe woon loolu moo jëleen 250 hectares Ngomène jox ko ay naar ay arab yi ay waa Arabie Saoudite jël ay lu mat 150 hectares ci dëkk bu ñuy wax Kër Ibra Fall boole ci muy 250 hectares ak 150 hectares di 400 hectares man ba mu fay jógee Holding Mbergane ñëw na pour mën a def société Holding Mbergane ñu ànd fu nekk ñu won ko fa fañ ko mujj na bëgg a joxe muy Kër Ibra Fall
bañ demee sous-préfet ba fa nekk dañ ne duñu délibérer plus de 100 hectares sous-préfet lii moo ni duñ délibérer plus de 100 hectares ñu bàyyi ñu def délibération ñu ni non non il faut que ngeen def désaffectation parce que mosoon nañ ko désaffecté pour ñu def désaffectation da ngay bind lettre bi ñi nga xamante ne noonu lañ ko affecté woon boo leen ko bindee toog 1 an bu ñu répondrul ak sa accusé de réception nga soog a mën a désaffecté loolu jotuñu ko def ñu jóge fa donc 400 hectares yooyu désaffectation vraie amu ci suñu gis-gis amu ci. fekk na ma jóge fa règlement bi li mu wax ci désaffectation gisuma ñu suivre ko am na nag ay autorités locales ay autorités d'État yu fa nekk xam nañ lu tax ñu def ko côté boobu mënuma cee sori parce que nekkuma fa waaye man daan ca la ma gis suufu su Ngomeen ba ma fay jóge affectation ya fa nekkoon moo fa nekk valable gisaatuma ñu mën koo désaffecté valablement li règlement wax ci désaffectation gisuma ko fa la ca des nag ñoom la ndax ñooy gérer. lan nga jàpp ne xëy na mooy problème mu suuf au niveau de Thiénaba parce que Thiénaba aussi li ñuy wax ci wàllu suuf bari na fa waxoon nañu si yenn 600 hectares yoo xam ne xëy na conseil municipal bi délibéré woon na fi mu andi woon coow ba am ñu si génnoon ŋàññi si également ci problème mu Kër Malamine Ndiaye ci 4 hectares yi nga xam ne délibéré woon nañ ko mu andi coow récemment gis nañ ñuy wax ne dañuy defaraat ay kër foofu ba daanaka lu bari foofu ñu daaneel fa ay garab coow problème mu ci suuf au niveau de Thiénaba lan nga jàpp ne xëy na moom moo ko andi. li ma jàpp mooy nañuy doxale rek xam nga suuf waa gestion bi suuf dafa am nañ ko war a gérer daa am ñu ko séq 1960 dafay fekkoon ay nit ñooñu ñu yoroon suuf si yoon wax ñu des ak ñoom waxtaan ak ñoom ci suuf si comme nag yoon wax nañu waxtaan ak ñoom ci suuf si ba déggoo ci ay kaddu. soog a dugg donc gestion léegi acte 3 de la décentralisation dañuy communes yi waxtaan leen ci seen biir ngeen yor seen bopp ngeen développer seen bopp ñàkk a waxtaan googu nag waxtaan boobu bu amut mooy waral nga dikk fii ñee dikk ni déedéet ndax bu waxtaan jiitoo laloo ñëpp d'accord kenn du ni déedéet waaye nag bu waxtaan amut day mujj ñii di lànk ñii di yëkkati dem ci ay préfet ñii di bind ay lettre ñii di dem ay tribunal fu nekk ñu fay dem ñàkk a waxtaan loolu man laa mooy waral problème yooyu ba ma fa nekkee daan loolu amut dama daan waxtaan ak ñoom jubboog ñoom man daan jàpp naa ne ñàkk a déggoo gi ñàkk a waxtaan la muy 600 hectares yi bañ demee ba gars yi da ngay gis à la télé gars yi ni ñun kat gis ñu yaa ngi ñuy soog a woo sur le terrain nga dikk ñu ni délibéré nañ ko nga dem ci conseil ñu ni non non ñun kat délibéré wuñ ko dañoo joxe avis nga jóge fa ñu ni 400 200 hectares Ngomeen Balla ñoo ñu ni déedéet nanga bu ñàkk a waxtaan daan laa gis loolu nag ña koy doxal ñëpp nag ñoo war a xoolaat seen bopp xool nañuy doxale lu tax lii am Thiénaba Seck lu tax ñu yëkkati suuf yi di maasale mois d'août wax naa leen ko mois d'août nit ñi bay fii di ji fee ñuy daaneeli garab yaa ngi fa ñu daaneel ba léegi lu tax loolu munta wëy lu tax loolu munta dem parce que waxtaan wa ko war a lal ak ñan ko war a waxtaanal xalif yi ñi ko war a dégg kilifa ya ca war a ànd xañ na mooy des moo tax ñuy dem ba ca biir di yëkkati di bàyyi di yëkkati di bàyyi. Abdou Gningue membre au conseil des collectivités territoriales tey moom la ñu am mbégte di ko dalal nag suñu débat politique. président dañuy des ci waajtaayu élection locale yi gis nañ ne décembre lañ ko waroon a amal mbir mi ñu daal di koy dàqandi dégg nga sax président Macky Sall bi mu demee bitim réew nee na élection yi xamul kañ lay am. yéen nga xam nag yéen a bëgg mairie bi yàgg ngeen di def si wàllu social. mbir mi nag xëy na tàggatémbe na xamuñu kañ la élection yi di am. te boobu ba léegi yéen a ngi génn ay moyens di def ci wàllu social ndax balaa ñoo yeggi xëy na ci élection yi président boo sàgganul poos yi dina vide de. waaw xaj nga loolu nag c'est vrai que ñun defoon nañu suñu préparation yaakaaroon nañ ni le 30 le 1er décembre lañ koy def moom lañ njëkk a jàpp
ci lañ jàppoon parrainage yi ci lañ jàppoon kii yi ñu war a def ak yëpp waaye nag yoon daa am kilifa décision yi dafa am ñiy jël décision buñ jëlee décision ni ñun kat ñoo jàppoon bii bis waaye lii tax na dañ koy randal ñu def benn dialogue national ci diggante bi ñu rafet loolu itam dialogue national bi di def liggéeyam paregul wax nga léegi ni président bi dem na ba ni xamagul kañ lay doon ca moom mooy le gardien de la constitution kon lu ñu mën lu dul ànd ceeg moom rafetlu ko jot a rafetlu nag déjà dialogue national boobu parce que dialogue national bi bu fekkente ni ñu wax moom la ñuy appliquer ña nga xamante ni ñoo koy jiite xam gëdd ak mairie yaakaar naa ni duñ dem di conclure déjà nee nañu élection directe déjà nee nañu dañu koy reporter loolu ñaari point yooyu ñun ñëpp d'accord nañ ci reporter bi xamuñu kañ la waaye d'accord nañ ni xam nañ ni dañ koy reporter nee nañ élection directe la ñuy def xëy na dialogue national boobu buñ paree ba jeexal duñ ñi analphabète mën naa yore mairie foofu ñun la ñu yaakaar analphabète daan boo munta yor budget mënoo xam bii budget lii liñ ci wax mënoo koo expliquer mënoo koo lire mënoo koo waruñu laa jox nga yore gestion commune nekk premier magistrat de la commune. Un magistrat doit savoir lire et écrire. Si vous êtes le premier magistrat, vous ne pouvez ni lire, ni écrire, ni en français, ni en anglais, ni en arabe. loolu Sénégal war nañoo dépasser foofu déedéet dama ni Sénégal ñoo accepté un analphabète nekk maire kenn moomu ko kuy analphabète bu nekk maire rek war nga ko nekk parce que dañ ko accepté léegi nag li ñuy ñaan mooy dialogue national bi xaj na bu fi jógee dindi loolu xaj na. suffrage universel direct anam bi ñuy tàbbee maire yi mel ni loolu bokk na ci li war a tukkee ci dialogue national bi. waaw dialogue national bi wax na suffrage direct dañ cee ànd parce que nit ki war na buñ koy wooteel ñi koy wooteel xam ni kii la ñuy fal bu ëllëgee d'accord nañu ba dem sax suffrage national direct boobu ñu def ko comme le président mañ a def 2 mandats mandat collectivité locale 5 ans la mën naa def 2 mandats bañ a def plus de 2 mandats comme le président de la république. Comme acte 3 dafa désaffecté lépp le maire élu au suffrage direct localement le président élu au suffrage direct nationalement au niveau national ñoo war a yam ay règles de manière parallèle peut-être à des degrés d'importance divers waaye ñoo war a nuro kii day chefu nation bi yëpp kii ñu ne ko yow mii chefu nation bi yow yaa ma représenté donc le maire représente le président au niveau local comme il représente le président au niveau local war na bu ko président bindee lettre mën ko lire boo ko mënta lire nag dañ lay xam ni président xam na loolu de ñoo ko ci bàyyi wala loi yi ñoo ko ci bàyyi li ñuy ñaan mooy lu mel noonu non seulement dañ pas pour la personne déedéet pour la collectivité locale ñi nga xamante ne dañ leen a yor ñuy ay nit di ay góor ak jigéen di ay ménagères di ay paysans di ay éleveurs di ay professeurs ak maîtres di ay imam di ay ndongo yoo xamante ne ay kaang lañu dañ leen a war a sédd de telle sorte que buñ dee leen ne ni maire bi ngeen di fal xool leen ko waaye war naa am yi critères un maire daan doit être élu sur la base de critères. Avant d'être élu sur la base des suffrages. loolu mooy gis-gis bi nga xam ne donc le président Abdou Gningue am na ko mu ñeel nag tànneef bi nga xam ne rek noonu la ñu war a tabbee tànnee ñi nga xam ne ñoo war a jiite li nga xam ne moo di mairie président bu ñu delsee également ci au niveau de Thiénaba ci wàllu social bi nga xam ne boobee ba léegi xëy na yaa ngi ciy yëngu fan nga toll ci mbir mi ak avec yi nga xam ne également yaa ngi koy taxawal ndax tey yooyu yëpp ngay taxawal c'est concrétisé effectivement. oui foofu itam le fait que ñu reporté ko évidemment jekkoon nañu avant ñuy reporté waaye le fait que reporté ko dinañ jox temps à mieux faire travailler le terrain donc yokk suñuy avec amoon nañ ay 60 ay avec ak lu teg léegi si mën nañoo dem xëy na bala ñoo def élection ñu dem dépasser ay 100 avec
loolu nag avec yi politique la au niveau des femmes ak au niveau des jeunes mën naa am nag léegi itam ñu gën koo yokk donc daal ñu ngi ci terrain bi di liggéey yor suñu mbooloo ànd ak ñoom di liggéey di xaar nag ay décision yoo xamante ni mooy tax ñu dem ci terrain bi dem ci ak coalition dem ci nag ñoo xamante ni ëllëg dinañ mën a yor commune bi yor bu sell sur la base de programme. alors dialogue national bi xëy na am na solo dialogue local bi xëy na est-ce que jàppoo ne xëyit lu war a mën a am la bu fekkee ne yéen ñi nga xam ne yéen a xëccoo seen biir yéen ñëpp yéen a ngi ci Benno Bokk Yaakaar bi ndax loolu day firnde ne xëy na Benno bi moom ça n'existe plus bu fekkee yéen ñi nekk ci Benno bi moom kenn ku nekk. xàll na yoonu boppam moom. day wane yaatu Benno rek. day wane ne Benno yaatu na. day wane ne Benno xale yi mën nañoo jóg di am nañuy ay xale am nañu ay responsable am nañu ay cadre looy bëgg rek mi ngi ci biir Benno day wane itam Benno yaatu na ndax Benno du benn parti. du pëccëxoo kenn ku nekk da nga wane sa bëgg-bëgg waaye nee nañ la élection yii di ñëw dañ naan condition yii mooy nekk nga nekk candidat dañuy déterminer condition yi yaatu pëccëxoo amoon na ci présidentielle. Plus de 100 candidats présenté woon nañu au finish 5 candidats moom lañ génne lu mel noonu itam mooy am ci mairie yi rek bëgg-bëgg yi bari nañ waaye xañ na conditions yi dina tax ñu déterminer la bonne voie conditions yi dina tax ñu mën a permettre population bi mën a choisir normalement ca loolu ñi yore dialogue national bi yaakaar nañ leen ci wóolu nañ leen ci. am nañu itam yàqin maanaam xel mu rafet ni daan buñ demee ba conclure seen i conclusion dinañ ci mën a jàpp. léegi président Abdou Gningue lay nekk wala léegi Serigne Abdou Gningue bu fekkee ne ci ziar général bi ñu doon amal mu xaddamal nañ la ci kilifa gi nga xam ne moo ŋànk dëkk bi ba Cheikh Ahmed Tidiane Seck ñu koy ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wër yàgg ci kanamu njaboot gi tey Serigne Abdou Gningue la ñuy xel di wax dafa mel ni. waaw mën nañu wax mu xaddam Abdou Gningue mooy vrai nom bi bu doon ci murit dañ naan Cheikh Abdou Gningue bu dee ci Tidiane côté Thiénaba mu xaddam lañ may wax man dañ maa jox ijaasab mu xaddam nag day wone ni taalibe dëgg laa taalibe moom laa jëfe taalibe lañ ma xame récompense la daan ci samay taxawaay ci diine ji samay taxawaay ci kanam xalifa bi samay taxawaay ci yoonu lislaamu Thiénaba. sa complicité ak Baye Cheikh Ahmed Tidiane. déggal ko man Baye Cheikh dama koo déggal Baye Cheikh dama koo def Baye Cheikh dama koo def sëriñ Baye Cheikh dama koo naw ndax yàlla alxuraan jëm def ci moom. déggal googu ma ko déggal ba ma nekkee maire président conseil rural su ma daan def budget damay jël sama projet budget yëpp programme dem ca Baye Cheikh ni ko Baye Cheikh maa ngi bëgg a def budget bi Thiénaba gi yëpp la mu ëmb li ma ci bëgg lépp du ma ko mën a am waaye yaakaar naa ni mën naa ci am lii mën naa ci am lee mën naa ci am lee su ma ko amee bëgg naa ko def fii bëgg naa ko def fee di ci laaj nag yow sa xalaat ci loolu ak say ñaan mu laaj ma ca la nga xamante ni moo ko ca leerut wax ma ca la muy xalaatam yóbbu ma ca ñam ma war a conseiller ba ñu waxtaan ci loolu ba pare ma sago woo conseil yi ndax fekk na ma waxtaan ak moom am ñaanam amuk déggoom amuk d'accord am ci biir ba pare soog a mën a dem nag ci samay conseil waxtaan ak ñoom kilifa da nga koy jox cër président Macky Sall da nga koy jox cër boo ànd ak moom ak boo àndul ak moom yëpp mooy président da nga naan président de la république gardien de la constitution chef de l'état kon nag da nga koy jox cër xalif général la même chose c'est le xalif général du rek Thiénaba dafa ëmb bépp tijaanu Thiénaba di seen mag ñoom ñëpp itam nag ndax moo tax mu nekk xalif kon nag benn nit boo bëgg ci biir Thiénaba rek kilifaam jox ko cër man loolu moo tax ma dem directement jox cër Baye Cheikh jox cër nag ay rakkam yëpp ak i doomam cër boobu ma leen jox nag ay rakkam ak i doomam ak taxawaay yamay taxaw moom la gis ay rakkam gis ko ay doomam gis ko ñu jox ma ko lu ñu ma jox la di sama ñeenteelu takk ndomba sama ndomba bi njëkk mooy président délégation spéciale mairie Cambérène
sama ñaareelu ndomb mooy président conseil rural bu Thiénaba sama ñetteelu ndomb mooy président mooy au conseil des collectivités territoriales ñett yi niveau politique la. sama ndomb bi nga am na nga xamante ni moom ci laa nekk depuis ba ma nekkee xale di yoonu l'islam bi di yoonu si ahlu Seexu Thiénaba muy muxaddam bi ñu ma defal barki démb loolu moom xalif bee ko saatal boppam tànnal ko boppam xam ni doy naa ko ci mu indil ma ci ma ko ciy gërëm bu baax muy ñeenti ndomboy tànk yoo xamante ni yàlla jox na ma ko ciy sant di ci sant samay waajur ndax xëy na bu du woon ak ñoom du ma dem bay xam Thiénaba ak seeni taxawaay démb ndax buñ la dem muqaddama dañuy du rek yow la personne comme fils dañuy xool sa lignée dañuy xool seeni taxawaay de telle sorte que buñ la joxee ndomba dañuy waaye doo dikk rek tey rek ñu daal lay jox ndomba wala ñu naan kii ndax fii la bokk wala fii du bokk fi ndax dara na bëggul léegi boo nekkee fii yaakaar ne xamuñu ko nit ñi xam nañ ko kon nag ay samay taxawaay daan moo tax ñu jox ma ko may sant nag bu baax xalif général bi ma ko jox ndax wax dëgg yàlla loolu moom mënu ma ko cee fay moo ko tànnal boppam moo ma yóbbu itam teg ma ci loxol président Macky Sall ni ko kii laa bëgg ñu jàppale ko Macky Sall yi dégg ndax li may wax Macky Sall mën na ko dégg li may wax it Baye Cheikh mën na ko dégg kon nag du ma ci waxal kenn lu lool toog naa président Macky Sall toog sa Baye Cheikh yëkkati sama loxo teg ci loxom kooku mënu ma koo fay kon nag lu may defit damay tàmbalee ci moom bi may tàmbali waxtaan nuyu ko nuyu ñëpp nuyu nag waa Thiénaba yëpp parce que population la ca dama bëgg ëllëg suñu leen yore population bi yëpp yore habitant Thiénaba yëpp yore leen bu baax raw na ma leen yore woon ba léegi itam maa ngi am yaakaar ci ñoom ba léegi ñu ngi may tàllal loxo ba léegi maa nga fay am nit na ma fa nekkoon ak ñoom rafet na yàlla na gën a rafet di dem di wëy. Moukhadam Abdou Gningue président Abdou Gningue cant ak ngërëm ñeen la kàddu gu mujj gi. kaddu gi mujj gi mooy di sant bu baax ci jàmm ji nga xamante ni moom mujj am barki démb diggante président Macky Sall ak président Ablaye Wade yàlla na jàmm jooju wëy di ñaan kii bii nga xamante ni dialogue national bi ñu ngi koy def yàlla na ko yàlla yeggale ci jàmm ak salaam seeni conclusion ñëpp ànd ci di ñaan jàmm ci biir Sénégal jàmm jooju ndax si réew yi ñuy war am na ci ñoo xamante ni am nañu ay guerre yàlla nañu yàlla musal ci loolu yàlla nañu yàlla jubóole tàppe xol yi comme ni ko bàyyi maam Abdou Aziz daan waxe yàlla nañ tàppe xol yi pétrole bii ñuy wut ak li ñuy politique bi yëpp yàlla na daan intérêt national tax ñun ñëpp ñu maasewu def ci jàmm ak salaam n'empêche nag du tee démocratie am ñu wéyal démocratie kenn ku ci nekk far fa nga bëgg a far waaye far fa xam ay limites yi démocratie nga jaar ci yoonu démocratie loolu mooy njariñu Sénégal loolu laay ñaan di ñaan bu di nuyu bu baax ñi nga xamante ni ñoom laa nekkal ka nga xamante ni mooy sama coordinateur nekk ci ànd ak man di Ndiaga Dieng moom itam di chef nekk représenté parti bi yore ñi nga xamante ni itam ñoo nekk ak man ci mouvement takku falaat Macky TFM ñu créé woon ko waaw takku falaat Macky jeex na waaye nag ña ma àndaloon ci loolu nga xamante ni au niveau départemental la maa ngi leen di nuyu di leen féliciter ci falaat Macky gi ñu ko def ndax mënoon nañoo def takku falaat Macky yàlla def wuyuwuñ ci waaye yàlla wuyu nañ ci ban falaat Macky kon nag maa ngi leen ciy féliciter di leen ci remercier di tàllal loxo président Macky Sall mu jàppale nu jàppale Thiénaba jàppale askanu Thiénaba jàppale itam Sénégal gi yëpp rawatina nag xalif général bi ñu ko jàppale bu baax ndax mag la laaj na jàppale am na yërmande am na xam-xam jox na ñëpp cër yàlla nañ ko joxe cër yàlla na ko kilifa yi jox cër maa ngi sant ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah. jërëjëf mbokku internet yi monsieur le président Abdou Gningue membre au conseil des collectivités territoriales Moukhadam Abdou Gningue raaya boo xam ne nag ndàmb la. loo xam ne nag Baye Cheikh Ahmed Tidiane Seck xalifa général bu Thiénaba yàlla na fi yàgg loolu te wër moo ko jox. ñuy nuyu ak ziar nag bu baax a baax Serigne As Seck borom ndigal sama xarit la moom Serigne As. maa ngi koy ziar bu baax a baax. jaajëf Seydina moo nekkoon ci caméra bi Seylaati à la réalisation cant ak ngërëm ñeel na leen ba dimanche incha allah. jërëjëf.